injustice bi métti na kumba nday am nday ak kumba amul nday rek moo fi ne léegi koo jot dóor nangu alalam par la force kii def lii nag nañ ko bàyyi ak yàlla nañ ko bàyyi ak yàlla man ngëm-ngëm lay waxe ngëm-ngëm lay waxe metti na nag ndax su ma xoolee sama yaay xool sama rakk day metti ci man waaye nag lépp dañ koy sante yàlla lépp dañ koy sante yàlla waaw lu waay def rek kenn ñëw fi kenn taxawu fi maire ñëwoon na fi jeudi mais boobu ba tey kenn gisul kenn yàlla la ñuy wéttalikoo boobu ba tey yàlla la ñuy wét ndëkkandoo yi nag ñëpp ñu indi ay ñam ñu jox ñuy lekk mais munoo lekk munoo naan ndax ci mbedd mi ngay fanaan mu metti lool ci biir xol metti fu mu ëpp fu mu yam rek metti na man nag ngëm-ngëm lay waxee ndax damaa gëm yàlla te wóolu ko ma gëm yàlla te wóolu ko te xam ne metti na waaye yàlla dina ñëw ñun jaayuñu hypothèque wuñu defuñu dara am nañu ay këyit waaw waaye nee titre foncier bi jaratul dara ndax nee na jëkkëram jënd na kër gi nee suñu titre foncier léegi lii la nu mu tudd morceau suukar la waaw sama xol dafa jeex Lamine eggalil parce que mënatuma wax. man maa ngi tudd Lamine Sall nekk jarbaatu góor gi donc li ma xam ci affaire bi mooy 3 mois avant sa mort ndekete moom mi ngi daan dem tribunal du matin au soir li indi lii yëpp nag benn problème mu verger la boo xam ne ñoom seen maam bu juddu 1867 moo fa nekkan di bay donc bu mu gaañoo chaque fois xale di jël relève continuer dafa bay mais fi ñu doon bayee moomuñu ko domaine national la woon donc ñoom bi ñu demee ba nga xam ne Senghor ne woon ne ku am àll booy bayee wala dara dama nga wutal ko këyit parce que domaine national du ala ñoom ñu commencé di ko wutal këyit dem ba egg foo xam ne fu ñuy wax baay la ku ñuy wax sëy te mu moom diplôme ñëw benn jour soxla ko ne da koy def station donc sama ñoom di jaay côté bi ñu doon bayee sëy soxla ko ak keneen ku ñuy wax Ousmane Sarr am fu mu doon bayee sëy soxla ñaari parti yooyu yëpp léegi ñoom bi ñu sëy ñëwee ñu ne ko ñun mënuñu la jaay suuf si moomuñu ko mais pen et soin yi nga xam ne ñun def nañ ko ci muy garab yi ñu ci def ak foofu nga xam ne ay jaan ak façon rab bu nekkoon fi ñun léegi loolu nga ñuy dédommagé ñu jox la foofu sëy d'accord ak ñoom ak Ousmane Sarr sama ñoom di jaay ñoom seen côté bi ñu nekkoon à 40 millions cédé ñu cédé ko à truc à sëy Ousmane Sarr côté bi mu nekkoon aussi mu cédé ko à 30 millions sama ñoom di jaay côté bi ñu nekkoon ñoom moom après jaayul signé wul kayit encaissé wul chèque séddalewul moom dañ ko fekk fii en tant qu'héritier jox ko wàllam li nga xam ne moom la war a doon moom it mu jël ki nga xam ne mooy encaissé muy Babacar Pouy moom nga xam ne moom la ñu délégué woon moom taxaw na ci kanamu télévision bi devant les médias ne moom moo jaay moom moo recevoir moom moo percevoir chèque bi moom moo séddale xaalis bi ba pare bi ñuy dem amul fenn foofu ci àll boobu ci route de Rufisque fu ñuy war a jaay ay 40 millions foofu du fekkoon ñoom tey dañ koy jaay c'est des milliards qui vont vendre ça donc ñoom dañ leen dédommagé si ay peines et soins yi nga xam ne ñoom nekkoon nañu fa ñu toog ba en 1984 comment il s'appelle Ndiaga Niang Pape Ndiaga Niang s'est présenté ci ñoom ñëw ne leen papam un gouverneur nommé Ablaye Conté daf ko may terrain boobu fekk na ñoom sori nañu jël nañ ko jox ko sëy parce que amoon na ay dépenses supplémentaires yoo xam ne ñoom seen doole mënu foon egg sëy Pape Ndiaga Niang attaqué sëy dem ak moom tribunal sëy battre ko fu nekk dóor ko fu nekk ba amatu fa dara léegi xaalis boobu sama ñoom nijaay bi ñu koy séddoo 9 familles ñoo ko hérité 9 familles ku nekk am 4 millions 800 ki ci war am ci sama nijaay ñu fekk ko fii jox ko wàllam mu jël donc 9 familles yooyu partagé wu xaalis boobu yow nga toog ba en 2007 dem ak sëy tribunal
yéeg wàcc jëm kaw suuf sëy terrain boobu nga xam ne ñoom biñ ko koy jox bàyyi la ñu eggoon sëy dem ba impôt et domaine defar terrain boobu defar ko titre foncier def fa station waa ji attaqué ko tribunal mu battre ko fu nekk léegi man li ma jaaxal mooy benn titre foncier boo jël attaqué ko ni tribunal ñu gagné la ci nga jëlaat même titre foncier boobu nga retourné contre une seule personne boo xam ne moom jaayul héritier la dañ ko fekk fii jox ko wàllam daana ci def ay démarches mais à un moment donné daf leen ne man léegi affaire tool bi génn naa ci yéen xale yi si tool baa ngi noonu ñooñu jël ko cédé ko assez donc léegi kooku 9 personnes yu hérité benn affaire ñu fekk benn nit bu toog yore këram am ko à l'âge de 25 ans 1959 lañ ko jox këram lañ ko jox kii bi mu di ko fay ba 1964 matal ñu fekk ko ci benn terrain boo xam ne moom dañ ko jox wàllam jox keneen wàllam ñu ne ko moom léegi yoon fekk ko fii ne ko yow 4 millions 800 ya nga lekkoon ya sa morom yi lekkoon ñëpp lekk ko tey yow kese yaa koy fay loolu moo indi lii amul leen sama nijaay titre foncier bi mi ngi fii ci Mbor 4 millions 800 yi ñu ko joxoon biñ ko enveloppe bi mi yëpp mi ngi woon fii taylewul këram bi mu fay këram mësul leb banque mësul nee na mësul xam fu banque nekk à l'âge de 25 ans la am këram fay ko dans des conditions très difficiles dëkk seeg njabootam nekk fi depuis 1959 lu 9 personnes lekk lu 9 personnes séddoo ñu xool kenn ñu ne comme yow la ñuy def condamnation solidaire parce que yow yaa ci am benn bien immobilier boo xam ne yow rek la ñu mën a topp yoon topp ko jël alalam toroxal njabootam nii nit ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu ay góor ay jigéen ay innocent yoo xam ne doonuñu ci dara ñu fekk leen exproprier leen jël seen alal ci nu dul yoon ay xale yoo xam ne ci mbedd mi la ñu nelawee depuis une semaine depuis plus de 9 jours xale yi ñi ngi nelaw ci mbedd mi góor jigéen boo demee ba parfois ba 2 heures du matin nga génn doxantu ñëw xool boo ñëwee sa yaram day daw xale yi war a jàng école bu ñu xëyee duñu sangu duñu ndékki bu ñu wàccee talatuñu togg añ dëkkandoo yooyu tubb ku nekk ñëw indi bool kii indi lii ñu dajaloo mën a lekk ak feebar bi am ci dëkk bi benn autorité à part le maire de la commune jaaru fi te yëg nañu lii xew internet baa ngi fi réseaux sociaux yaa ngi fi lépp a ngi fi télévision yi ngi fi jooy nañu te presque depuis 14 ans ñi ngi xeex ñi ngi mën benn combat boo xam ne ñun bu ñu defee ne xeex nañoo waa ji ba bàyyi rek ndekete waa ji suuf mi ngi dugal man je sais pas tribunal naka la atte lii léegi nag ñun li ñuy laaj li ñuy ñaan mooy les autorités étatiques les autorités religieuses les organisations de droits de l'homme ñu ñëw saisir ci dossier bi toppaat ko saytu ko ba xam en réalité lan moo ci nekk parce que borom kër gi mësul tey la këram titre foncier baa ngi nii fan yee dañuy jéem a def benn médiation ak moom bi ñu ñëwee woo waaj waxtaan ak moom pour xool ba xam ñun dañ ko war a dédommager wala dara pour kii mais affaire le chat la souris la nekkanteeg ñun kër gi jël na ko ci ñun suñu titre foncier bi ñu yore kayitu suukar sax ko gën a valable téléphone la ko waxee ñun moom kër gi yoon jox na ko jaayu ko soxlawu ko bëgg ko utiliser wu ko mais si loolu waxu lan la dem naa man ba laaj ko yow léegi yow sëy mi nga xam ne da nga ko jaayoon terrain sëy en aucun cas du la ko joxati sëy parce que foofu sëy léegi station ba sëy jaay na ko waa Total jaay na ko ay tubaab li mu ñu xelal naan ñu dem leen ci sëy mu delee ma sama terrain ngeen ñëw ma jox leen seen kër ñun ñooy dem seeti sëy en vertu de quoi sëy kayitam la yore titre bàyyi lañ ko joxoon mu dem ba def ko titre foncier am lu leer man nag xaw ma yow fan nga jëlee say kayit ba defaraat sa kayit ba yoon dox la ndam ne la am nga kayit amatoo fa kayit yow état gouverneur moo la mayoon en 1984 état bu la mayee domaine national nga toog 2 ans defoo fa dara amatoo fa dara donc li ñu bëgg mooy Macky Sall le président de tous les Sénégalais nga toog saisiru ci dossier bi ñun mer nañu mais it ñi ngi ànd ak suñu xel ak suñu sago di wax ak ñi nga xam ne dañoo am xel ñi nga am ne dañoo am xool toog di ñu déglu parce que lii metti na lii ku ne mettiwul rek c'est parce que vivre ko ñu nekk ay nitu xel moo tax ñu wax xale yi ñu ñëw tëj buntu bi kasre ko dem seen yoon ñu nekk ay nitu xel jàng xam yoon xam fi ñu war a jaar moo tax xale yi bu ñu ñëwee ne dañuy dajji ba dañuy def li ñu ne non
mais ku ne lii méttiwul sa papa wala sa yaay wala sa rak wala sa mag da koo dundul mais lu mel nii naka la état di déggee sax ah toog les mains croisées naka la organisation des droits de l'homme ñoom ñi nga xam ne chaque jour bu état bi defee dara ñu ŋañ kaneen ak kaneen ñu gis lii toog di ko seetaan mais lii c'est inhumain lii c'est inhumain où sont les organisations de droits de l'homme donc loolu la affaire bi ngeen waaw bien waaw way ñun maanaam def nañu recours mais man li ma jaaxal mooy waa ji li ko yoon jox ba mu saisir kër gi mais moom la toppee woon sëy ba sëy gañe ko ban kayit la am sëy moo am kayit sëy gañe na ko naka la ama tourné waate encore pour am kayit pour toppee waat kër gi pour toppee waat ñooñu mais bu leen di topp sax ñoom waa mbaaw la war a topp affaire bi ça s'est passé en mbaaw un problème de verger que 9 personnes se sont partagées nga ñëw ciblé kenn nga ne kooku moo ko war a fay bi ñu ñëwee dañoo bett parce que xam nañ ne bu ñu bettuloon ce sera pas facile dañoo xaar ba nga xam ne nit ñi dem nañu Porokhane donc bu ma kenn waxal bàyyi leen ma wax man je connais bien le dossier dañoo xaar ba nga xam ne nit ñi dem nañu Porokhane police ñëw def li ñuy def du leen neex ñu jël sànni xoolal di def lu leen neex xoolal indi ñu fi ay huissier dañu dem for ay mbër ay sàcc parce que am na ñoo xam ne sax dañu siif yi ñoom bu ñuy génn dañu siif seen portable jël seen portable xoolal man am na benn moment boo xam ne mën na leen mais da leen def ndànk parce que ci kër gi am na fi ay locataire ci commandant bi laa ñëw ma ne ko kër gi am na fi ay locataire pour que ngeen may ñu 10 minutes ñu woo leen pour que ñu mën a génne seen bagage commandant bi m'a fait savoir que ñoom yor nañu këyit boo xam ne tribunal moo leen ko jox tout ce qu'ils trouvent sur leur passage dañ koy gaspiller sànni loolu la ma tontu en vertu de quoi nit sax boo koy génne nga génne ko d'une façon humaine toog négocier ak moom wax ak ñoom commissaire bi nga xam ne moo nekk HLM commandant bi sax moo ko tane parce que commandant bi je le connais jagaragu day naxanteeg nit ñi di wax ak nit ñi commissaire bi da ngay ñëw mu ne doo dugg en vertu de quoi nga moom sa kër ñu sànni sa bagage doo dugg ak embarqué la xam nga moom lu fi nekkoon embarqué la parce que yoon yàlla moo ko may garaat boobu mais un jour dina jàkkaarloog suñu borom yàlla moo ko may doole boobu bu ñu tase woon su mbedd moom sañu ma xool man sañu ma ko xool mais taxaw embarqué la vous n'entrez pas man ne ko man damay dugg je rentre ici en vertu de quoi loolu fan la ko teg nous sommes dans un pays de droit Macky Sall les autorités étatiques les autorités religieuses saisissez-vous de l'affaire ngeen réglé ko lii c'est trop bu dul woon commandant bi tey keroog moo fi nekkoon di temporiser mais si c'était le commissaire kese fii beneen affaire ngay fekk parce que xam nga lu fi nekkoon embarqué la poussé ici c'est quoi loolu waxu lan la moom il est là pour nous moom commissaire bi moom ñun la fi nekkal kon donc am na noo xam ne commandant bi nga xam ne moom moo ko yilif kooku ni mu doon temporiser nit ñi moom noonu la war a doxale mais il l'a pas fait donc nag dañu fekk nit bu liggéey alalam sonn ko di dunde noo xam ne buñ la ko waxoon tey nu metti yor njabootam mais nag kenn xamul ko dara di dund dans la dignité kenn du ko couper ndox kenn du ko couper courant à l'âge de 25 ans kan la fi sa baay am kër amul moom à l'âge de 25 ans ñu attribué ko këram mu dund fi ba am 75 ans ba am 78 ans bàyyi fi njabootam ñooñu amuñu fu ñu tëdd amuñu lu ñu fayee école amuñu lu ñu lekk amuñu lu ñu naan nga ñëw génne leen si biir xanaa loolu mooy dee leen commissaire bi lu mu waroon def mooy woo ay nit ne leen kaay leen ñu rey leen les droits de l'homme ñëw leen ngeen lijjanti lii c'est un problème très sérieux des êtres humains des enfants des innocents ñu exproprié yéen jël seen kër bàyyi leen ne leen tëdd leen ci mbedd mi seen yoon nekku ci te ki ko def jabaram mi ngi dëkk fii à 2 pas ki ko def doomam am na turandoo ci biir kër gi mais man lii lan la je comprends pas il y a quelque chose flou écoute déggu leen ma il y a un flou dans ce dossier Macky Sall na saisiru ci affaire bi woo le ministre de la justice